ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci mbirum inondation yi yaakaar naa ni vidéo ak photo yi ñun ñëpp ñu ko gisandoo ñuy massawu famille yi nga xamante ni boobaak léegi ñu ngi dund ci biir ndox mi moo xam ci bépp gox ci Sénégal di jaal itam njabootu ñi nga xamante ni jot nañoo ñàkk seen bakkan parce que diggante samedi ak dimanche bi weesu d'après information yi ñu mujjee jot juróom benn doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan di leen ñaanal suñu borom yërëm leen. dëgg la nag ndogalu yàlla la taw suñu borom moo ko moom nattu itam borom bi moo koy teg ci askan wala jaam bu ko neex mais aussi yàlla daf ñu sàkk ba noppi mettre ñu au devant de nos responsabilités wàcce wuñu ci àdduna kese pour que ñu croiser les bras lu xew ñu ne ndogalu borom bi la. te ñi nga xamante ni ñoo ñu jiite aussi mënuñ ni bu lépp jaaree yoon ñu ne ñoom seen liggéey la di ko bàkkoo mais bu safaan amee ñu bëgguñoo gëmloo ni ndogalu borom bi la daal di dégager seeni responsabilités. parce que bu leen fàtte ni at yi weesu tawul woon comme ni mu tawee ren jii ba tax inondation yi am 2020 daawuñu ko woon gis mais période boobu noonu ñoom waa nguur gi ñoo ni seen njàmbaar ak seen xarañte moo tax inondation jeex Sénégal. En 2012 il y avait des dizaines de milliers de populations yu génnoon seeni kër à cause des inondations tey jii bi ma mettre le plan décennal de lutte contre les inondations au bout de 4 ans on a réglé ce problème. dégg ngeen président mu wax bu tudd plan décennal de lutte contre les inondations muy plan bi nga xamante ni bi muy soog a falu ngir xeex mbënd mi daf ko fee teg 750 milliards yi ngeen di dégg fan yii yëpp ci plan boobu noonu lañ ko def. bi ñuy waajal vidéo bi dañ ne woon duñu wax ci mbir mi tant que amuñu document wu complet plan boobilee moo nekk nii pour ñi nga xam ne soxla nañ ko lien bi def nañ ko ci description vidéo bi après mën ngeen ko consulter. mais ci plan boobu noonu waxuñu sax 750 milliards yi ñëpp di tudd tey mais dañu ne programme bi yëpp coût global bi maanaam njëg bi dinañu dikkee 766 milliards plus de 16 milliards yi nga xamante ni ñun ñëpp loolu lañ foog mais ñun gëm nañ ni milliards yi nga xam ne annoncé woon nañ ko ci projet boobu noonu buñ ko ci defoon kenn dootul waxi mbënd ci biir réew mi parce que plan bi niñ ko présenté lépp mucc ayib maanaam programme la boo xamante ni buñ ko appliqué woon comme ni mu waree inondation souvenir lay nekk pour réewum Sénégal wala bokk ci gox yu baree bari ci biir réew mi parce que programme bi 4 phases la première phase bi mooy recenser zone yi nga xamante ni inondation bi sonal na leen trop ñaareelu phase bi mooy jëlee yenn famille yi nga xamante ni mbënd mi daf leen a laal ñu yóbbu leen ci ay logements sociaux ñetteel bi mooy ñu valoriser gox yi nga xamante ni dañ doon taa maanaam defaraat ko quatrième phase bi nekk def fa ay liggéey yoo xamante ni ndoxu taw bu ñëw day jàll teg fa assainissement bu jaar yoon mais ci vidéo bi dañ leen di wan naka la nguurub Sénégal naxee bailleurs internationaux yi yu ci mel ni banque mondiale ak banque islamique de développement ak yeneen organisation présenté leen plan bii nga xamante ni ñun jàpp nañ ni buñ ko appliqué woon mënoon nañu amal njariñ ñu jox leen ay garantie ba tey nguuru Sénégal ba ñooñu jël seen xaalis dugal ko ci plan bi ñoom nguur gi comp tuuti ci xaalis boobilee daal di ñab-ñabal yenn gox yi li ci des kenn xamul fu mu dugg bàyyi nag ba tey ñu ñuy waxi plan Orsec di ñu wax ndimbalu 10 milliards loolu la ñuy leeral point par point ngeen xam naka la ñu def ba suñuy 766 milliards yi ñu ne prévoir woon nañ ko ngir def ko ci inondation bi xaalis boobilee nax saay loolu lépp naka la demee moom la ñu fas yéene leeral point par point. comme niñ ko waxee ci njëlbeenu vidéo bi nguuru Sénégal dafa teg benn programme tuddee ko plan décennal de gestion des inondations muy PDGI programme boo xamante ni dafa war a saafara problème mu mbënd mi diggante 2012 jàpp 2022 maanaam ci diiru fukki at muy plan boo xam ni nee naa leen niñ ko présenté amul dara luñ ci mën a wax tey ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu urbanisation wala dëkkuwaay wala sax environnement ñoom ñëpp dañu déggoo ci ne plan bi bu jaaroon ci yoon dina régler problème inondation ci lu baree bari ci biir réew mi te ñun amoon nañ ci yaakaar lan moo tax ñu amoon ci yaakaar mooy Macky Sall jamono jooju yemul woon rek ci ay wax dafa posé benn acte bi mu posé woon te moom solo moo nekkoon créer ministère de la restructuration et de l'aménagement des zones d'inondation en novembre 2012 teg fa ki ñu wooyee Khadim Diop parce que ci biir plan bi dañu ne dañuy identifier xool gox yi nga xamante ni inondation bi fa la ëppee famille yi nga xamante ni mbënd mi daf leen laal ñu déplacer leen yóbbu leen ci yeneen gox yoo xamante ni daañ fa mën a nekk boo demee ci point 8 bu programme bi dañu ne dañuy créer ay logements sociaux
pour famille yi nga xamante ni inondation bi touché na leen. léegi bi Sénégal présenté loolu bailleurs yi nga xam ne ñoo war a financer projet bi banque islamique de développement ne ñoom teg nañ ci table bi 38 millions de dollars maanaam plus de 21 milliards de francs CFA pour logements sociaux yi nga xamante ni war nañ ko jox famille yi mbënd mi laal. kan moo war a gérer loolu mooy ministère de la restructuration et de l'aménagement des zones d'inondation bi Khadim Diop jiite. mais lan la gars yi def gannaaw bi xaalis bi duggee duñu supprimer ministère bi nga xamante ni moo war a gérer loolu en juin 2015 maanaam ministère bi Khadim Diop jiite te mu war a piloter loolu noonu dañ ko supprimer 2 ans gannaaw bañ ko sampee. loolu moo tax famille yu bari yi nga xamante ni dañ leen waroon jëlee ci zone yi nga xam ne dafay taa yóbbu leen ci ay logements sociaux mujjul am ñooñu continuer di dëkk ci quartier yooyu noonu nga xam ni daf leen di leer ni bés bu tawee taw yi tax ñuy wax seeni kër dafay taa. premier échec plan décennal bi moo nekk nii. ba tey ci biir plan bi boo jëlee point 6 dañu ne avant 2013 dinañ mettre en place ay plans d'urbanisme et d'assainissement pour 12 communes ak ay communautés rurales yi nga xamante ni mbënd bi ñoom la gën a sonal. parce que comme ni ngeen ko xamee li ëpp ci goxu Sénégal yi amul assainissement rax ci dolli dëkkuwaay yi sax du jaar yoon. yu ci bari ay quartiers flottants lañ yoo xam ni ñenn ñi dañuy ñëw rek jënd daal di dëkk amul ay plan de masse bu lay wan fii mooy yoon yi fi nga war a jaar. quartier yooyu noonu la ñuy wooyee zone d'habitat informel ba tax saa yu tawee ci gox yooyu noonu ndox mi du mën a dem day teg ci mbedd yi ak ci biir kër yi. léegi ñu ne dinañ impliquer ministère de l'urbanisme et de l'habitat ci plan bi pour que dëkkuwaay yi nga xamante ni jaaruñ yoon ñu mën a respecter normes d'habitation yi. mais aussi ministère bi caytu wàllum ndox mi ak assainissement ak direction bu ci mel ni ONAS sàkku nañ ci ñoom ñu présenter projet yoo xamante ni dina tax ñu mën a assainir gox yi nga xamante ni inondation mën na leen sonal. pour loolu noonu banque mondiale teg ci table bi lu toll ci 55,6 millions de dollars maanaam plus de 30 milliards de francs CFA. agence française de développement joxe 19 millions de dollars maanaam plus de 10 milliards de francs CFA pour zone irrégulier sud yi nga xamante ni dafay taa. zone Pikine irrégulier sud boo ko déggee mooy quartier yu ci mel ni Diamaguène Sicap Mbao Thiaroye Gare Guinaw Rail Nord Guinaw Rail Sud ak Tivaouane Diacksao. ci zone yooyu noonu AFD teg na ci table bi lu ëpp 10 milliards. banque européenne d'investissement joxe 800 000 euros maanaam plus de 500 millions boolewuñ ci yeneen milliards yi nga xamante ni dañu koo may du ay bor yoo xamante ni dañ ko war a fay. léegi nag lan moo tax programme d'urbanisme ak d'assainissement bi échoué nekk flop dafa am lu ko jiitu mooy programme de restructuration maanaam gannaaw ba ñu tànnee quartier yi taa yépp dafa am yenn kër yoo xam ni dañ leen waroon éliminer seeni borom ñu yóbbu leen feneen. loolu moo jiitu d'abord moo waral logements sociaux yi léegi bu ñu leen déplacé nag kër ya fa des ñu defal leen plan d'urbanisme ak d'assainissement bu jaar yoon pour seen dëkkuwaay mën a mucc ayib mais malheureusement ministère bi waroon doxal liggéey boobu noonu maanaam ministère de restructuration et des inondations dañ ko supprimer 2 ans gannaaw bañ ko créer te ñoom ñoo waroon doxal liggéey boobu. léegi nag ñu jël tuuti ci xaalis bi waroon financer programme bi créer ci ay zone de drainage maanaam ay bërëb yoo xamante ni bu taw amee ñooy dajale ndox mi daal di koy yóbbu géej ñu def ko ci yenn quartier banlieue bi ak ci yeneen gox. mais problème bi mooy régler wuñu dëkkuwaay yi nga xamante ni mooy principalu problème gox yi nga xamante ni Sénégal dafay taa te pourtant xaalis disponible woon na pour que ñu régler ko avant 2020 xaalis disponible woon na pour créer ay logements sociaux. xaalis bi itam disponible na pour am assainissement ci koñ yi nga xamante ni dafay taa mais gars yi réussir nañ ba mettre en place benn système boo xamante ni projet yooyu noonu du mës a exister mais aussi contrôle du ci am te ci mbir moomu la ñuy ñëw maanaam naka la gars yi def ba luubal xaalis bi. boo demee ci point 9 programme décennal de gestion des inondations dañu ne. pour transparence mën a am maanaam ci suñuy 700 milliards yi ñu xam dërëm bu ci nekk fu mu dugg dañuy mettre en place benn observatoire national sur les inondations ab kuréel goo xamante ni day ëmb ñi ñu fal ci goxaat yi dina am itam ay professeurs d'université waaye aussi ay experts yi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu wi. léegi nag kuréel googu noonu rôle mooy di veiller ak suivre évolution plan bi maanaam ba xam mi ngi jaar yoon waaw wala déet. lii la ñu présenté bailleurs yi ba ñu wóolu leen jox leen xaalis
parce que ñun Sénégal bu dee wàllum bind programme amul kenn ku ñu mën ci àdduna bi lu ñuy bind ci plan ak programme kuñ ko présenté ci àdduna bi mu financé ñu te buñ ko appliqué woon Sénégal fi mu ne nii dina bokk ci puissance mondiale yi mais problème bi mooy dañuy présenter ay programme yu rafet joxe ay garantie mais application bi mooy problème bi loolu nag moo xew ci plan décennal bi parce que observatoire boobu nga xam ne dañ ko waroon teg maanaam kuréel gi war a ceytu liggéey ki ñuy amal ngir xeex inondation ba moment bi ñuy wax ak yéen observatoire boobu noonu kuréel gi waroon topp programme bi pour xam yorin gi ak dërëm bu ne fa la dugg ba léegi kenn mësu koo teg ndax lan bëgguñu woon contrôle am parce que universitaires yi ak experts yi ñu ci bari bokkuñ ci ay parti politique duñu parparloo bu ñu seetluwee ni mbir mi jaarul yoon dañ koy wax loolu nag moo tax musuñ teg observatoire boobu noonu ngir lan gën a mën a sàcc xaalisu sénégalais yi moo tax week-end bi ñu weesu bi Macky Sall ne nañ ko defal rapport ci plan décennal bi ñun dañu ne respecté wuñu mais tamit ay dof lañu jàppee ndax bu bëggoon lépp jaar yoon dina teg ab kuréel gi nga xamante nii moo war a ceytu évolution plan bi entre 2012 ba léegi bu ko defoon chaque mois wala chaque 6 mois wala chaque année dinañ ko defar benn rapport ni ko kat liggéey bi fii la toll lii ak lii moo ci des mais Macky Sall bëggul woon loolu moo ko def exprès pour contrôle bañ a am moo tax 700 milliards yi nga xamante ni dañ ko waroon def ci inondation bi nax saa yi amul benn sénégalais bu sentir ni nguur gi teg na projet ngir xeex inondation xaalis bi benn groupe bu ndaw ñoo ko séddoo seen biir te lan moo leen ko yombal mooy gannaaw ba xaalis bi duggee dañoo supprimer ministère bi ko waroon ceytu waaye itam lànk bañ a teg benn kuréel goo xamante nii moo war a contrôler plan bi diggante 2012 jàpp 2022 kenn mësu koo teg ndax lan bañ contrôle gën a mën a luubal. léegi nag gannaaw bu ñu échoué ci TAEF gannaaw bu ñu luubalee suñu xaalis directeur ONAS di Lansana Gagny Sakho amul lum ñuy wax lu dul ñun sénégalais yi li ñuy jur dafa bari lool maanaam lan moo tax inondation yi am c'est parce que famille sénégalaise yi li ñuy am doom dafa bari lool macha allah te faaw ñu wàññi ko ngir inondation mën a jeex ci réew mi. boo amee une pluie exceptionnelle foog mën na mu am nga ne démocratie du problème mais boo amee dëkk boo xamee ne chaque année chaque 25 ans la population est multipliée par 2 te nga ne affaire démographie du problème c'est que je pense que ton jugement n'est pas objectif. Ça n'est pas possible. C'est un gros problème. Qu'est-ce qu'il faut faire face à la démographie? Ce qu'il faut faire face à cette démographie, c'est pas le thème, mais ce qu'il faut faire face à cette démographie. Ce qu'il faut faire, si on n'est pas capable de suivre en termes de création de richesse, il faut aller faire comme ce que les Chinois avaient fait. C'est des sujets tabous. Il faut limiter les naissances. Il faut limiter les naissances. Il faut limiter les naissances. kon gis ngeen ni nguuru Sénégal nguuru Macky Sall noppee guñ sax ngir régler problème inondation bi parce que li Lansana Gagny Sakho wax moom la tubaab naan aveu d'échec maanaam wane ni yow tële nga mënatoo ci mbir mi dara te jàpp nañ ni lii yëpp sénégalais yi la parce que mënoo leb ay milliards ci turu sénégalais yi ne da ngay régler wàllum mbënd mi plus de 760 milliards nga leb ko ci suñu tur loo xam ni ñun dinañ ko fay ay 50 ans wala lu ko ëpp bor bi même bu Macky Sall jugee ci réew mi dañuy continuer di ko fay. buñ ko fayul ba mu mat suñuy doom ñu koy continuer di ko fay wala suñuy sët xaalis boobu noonu ngeen leb ko ne fekk 2022 mbënd dootul am Sénégal bàyyi ba 2020 gannaaw ba ngeen sàkkalee pexe xaalis boobilee ne ñu nag li ngeen di jur doom dafa bari seen sakkanaay moo tax inondation du neex rek li ci mim réew maanaam moom sax daf ñu saaga kon xam ngeen ni ñii respecté wuñu joxuñu cër pare wuñ ngir saafara jafe-jafe yi nga xamante ni sénégalais yi ñu ngi koy jànkoonteel bés bu yàlla sàkk benn bi di problème mu mbënd mi. luubal nañ suñu xaalis fexe ba sàcc bi du am trace ndax teguñu benn matukaay ngir contrôle am ñu wëlbatiku nag ne yéen askan wi yéen ay responsable kon problème inondation ku yaakaar ni dinañ ko régler di nga xaar ba xaddi ndax ñii noppeeguñ ngi trouver ci solution. wax nañ leen sànq ni Macky Sall programme bi mu teg en 2012 ngir xeex mbënd mi programme gënu ko loolu ku objectif di nga ko nangu te amoon na lu gën a jafe mooy financement. mais dañoo récupérer xaalis bi ba noppi sàkkal ko pexe ba pare bañ a teg kuréel gi nga xamante ni moo ko war a ceytu supprimer ministère bi gënoon am solo ngir doxal liggéey bi lii moo tax 700 milliards yi nga doon dégg ndax saa yi lii moo tax problème mu inondation ba tey jugul ci réew mi wala wàññeekuwul ñen ñoo ko waral mooy ñi jiite réew mi te bu kenn yaakaar ne nag dina am suite comme yeneen dossiers yi nga xamante ni moo fi jot a jàll mois de septembre bii lañ koy coow
octobre nawet bi jeex ñu fàtte ko jàll ci beneen mbir Macky Sall yii yëngulu ko preuve bi mooy diggante samedi ak dimanche bi nga xamante nii ay doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan ci mbir mi ay famille daal di génne seeni bagage ci mbedd mi wala di fanaan si biir ndox mi te ñoom ñooy les principaux responsables ndax xaalis ba ñu leb ci suñu tur defuñ ko ci dimanche bi la Macky Sall jël avion dem yoonam naan defal leen ma rapport moo tax yàlla ñu yàlla mooy xolu muñ ndax du ñii ñooy saafara jafe-jafe sénégalais yi du ñii ñooy régler problème inondation ndax amuñu volonté bi bépp programme bu ñu teg ñu ngi ciy wut luñ ciy jéem a sàcc ak luñ ciy jéem a lubal tey ñi ngi naan 10 milliards la ñuy teg benn ci xaalis bi ñu dimbalee ko askan wi mais loolu lépp mooy la waat pour sàccaat xaalis askan wi du jëriñoo dara ci 10 milliards yooyu nga xamante nii nee nañ génnee nañ ko ngir taxaw askan wi kon jàngat bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje beneen yoon ci beneen jàngat jàngeen jëf